rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan fii ci MMD Media TV nuyu nañ leen ziar leen del si fas yéene ànd ak yéen dalal koo xam ne boroom xam-xam bu mag la muy Serigne Malick Gueye nekk ci kër Mbaye Fall di koo xam ni boroom xam-xam la di yëngu ci lépp loo xam ne dafa aju ci ilmul asrar te mooy xam-xamu baatin waaye nag di yëngu ci lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu faj te muy ci wàllu plante mu xam ko lool it di koo xam ne ku ci géeju la macha allah tey moom lañ seet si fas yéene waxtaan ak moom ci lenn ci ay njariñ yoo xamante ne nii mbokk yi ñuy topp di ñu seetaan saa yuñ ko déggee rek danañ ko mën a jariñoo ko jokkoo ak moom mu dimbali leen ci kàttanu suñu borom dañuy bàyyi mu nuyu mbokk yi ñuy topp ci MMD Media TV ñu dugg ak moom ci biir laaj ak tontu sëñ Malick maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay Serigne Moussa di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. di nuyu mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan ci chaîne bi yëpp àdduna wërngal këpp di wax ne ni mu ko faral di waxee ci samay njëlbeen wax Serigne Malick Gueye la bu kër Mbaye Fall di abdan mamlukan laa yaqdiru ala shay'in jaamu yàlla bu xeebu bu tële ci boppam bàyyi bopp yàlla boppam di nga wax di yëngu ci fajum cosaan ci wàllu plante yi ak tamit ci wàllu ñaan yàlla mooy ilmul asrar kon dañuy wax asalaamaaleykum di gën a feddalaat suñu nuyoo ci mbokk yi nga xam ne ñooy internet yi ak ñiy seetaan ñëpp rek asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk yi dégg ngeen ko kooku mooy Serigne Malick Gueye nekk fii ci kër Mbaye Fall ni ma leen ko waxee rek di koo xam ne mi ngi woon ci ruqam waaye nee naa leen MMD Media saa yu ngeen koy topp fépp fu njariñ nekk dana sol dàllam waaxu dem jëli ko ñëw wasaare ko ba képp koo xam ne yaa ngi koy topp rek di seetaan. topp chaîne bi da nga ci mën a amee li nga xam ne mooy njariñ rawatina ci jataay yi nga xam ne moom la ñuy def sëñ Malick nag damay njëkk a dugg ak moom ci li nga xam ne dafa aju ci wàllu wér-gi-yaram te mooy wàllu faj sëñ Malick wàllu faj gis nañ nga yor ci ay jumtukaay yoo xam ni néewaa na ñu dem ci kuy woote woon damay faj ci plante di ko yor bari na ci ñoo xam ni sunguf reen kese la ñuy joxe waaye fekk na yow nga waaj sa bopp ci anam boobu loolu lu ko waral ak it feebar bi ma leen njëkk a laaj mag ñu bëri dañ maa interpellé feebaru mag la mais gis naa ay ndawit yu mu dal yoo xam ni néewaana mu doon leen dal kon lu ko waral te ba tax koo bari te mooy prostate waaw Serigne Moussa jërëjëf ci laaj bi li nga njëkk a wax mooy li tax ñu waajal suñu bopp ci ay jumtukaay mooy àdduna moo développé te Sëriñ Tuubaa radiyallahu taala anhu daan wax ne maanaam bu fekkee jamono day dox te ànd ak moom jamono day dem bala fi sëñ Malick mu ni am na feebar yoo xamante ni nga ni du wér waaw am na feebar yoo xam ne du wér moom laa wax moom lañu les maladies incurables lu mel ni diabète xam naa danañ ci egsi waaw léegi kon dafay laaj suivi médical am na ñoo xamante ni aussi seeni feebar dafa laaj ab diir bu ñu koy traité ndax seeni maladie dafa chronique kon anam yi ngi leen di fajee day wuute bu dee ko xam dafa laaj chirurgie su boobaa da nga koy yebal nag mu dem faju ji ci hôpital yi ndax ñun mënuñoo xotti mënuñoo opérer dëgg la kon loolu moo tax ma wax la loolu léegi liggéey dina àgg foo xam ne nit ki yow da nga koy xool xam ne lii kër docteur rek moo ci am mën dara nga yebal ko waaw man ñaare sax li ci ëpp boo ñëwee loolu laa lay njëkk a laaj ndax mës ngaa dem kër docteur bu ne dem ngaa fa ba sonn wéruma ñoom sax ñaare dinañ xam ne kii la koy wéral ci ñun la nekk ñu yebal ko fi kon man dama lëkkale ñaari lëkkale bi mooy xam naa ne benn mënu cee dem bàyyi moromam kon il faut ñu jox leen seen wàll ñun tam ñu jël suñu wàll kenn ku nekk nga yem ci li nga moom kon sëñ Moussa prostate feebar la boo xamante ni nga ko waxee feebar la bu sonn la léegi ndax dañ doon gis ne ñi am juróom fukki at jëm kaw rek ñoo ko daan am mais léegi demeetul noonu da ngay gis ndaw lu am 25 ans sax da koy am man fajal naa ko am 25 ans fajal naa ko am 30 ans am na ci koo xam ne ku ma jegaleen nii actuellement maa ngi koy traité neen def naa ak moom plus de te xam naa amagul 28 ans te def naa ak moom lu ëpp 4 ans kon gis nga ne teel na ko dal waaw prostate nag dafa nekk ñaari xeet yoo xamante ni ñi gën a siiw ndax prostate ab cër la bu nekk ci doomu aadama maanaam cër bi lañ woowee feebar bi waaw prostate dafa am boo xamante ni dafa causé par benn infection bactérienne mooy dugg ci biir appareil bi benn doomu jàngoro su ko defee mooy def inflammation yooyu ci biir di tàng jër boole kook ngay tuur ndox di am jafe-jafe
wala muy car di dagg-dagg. buy tuur ndox muy dagg. muy dagg-dagg way laa sax mu la yebal lu bëri guddi gi mën nga jug 5 à 6 fois di tuur ndox mel ni ko am jabet fekk amee woo jabet. moom nag su boobaa bu fekkee bi nga xam ne bactérie bi moo ko causé su boobaa boo koy faj antibactérie moo koy faj. wala antibiotique ci lañ koy fajee te suñu garab yi bëri na yoo xamante ni ay antibiotique la. ci plante yi mën naa ci citer benn rek boo xam ne ku ne xam ne antibiotique la. muy garab googu ñoo inkeleñ ñu bëri xamuñu ko. dëgg la. beneen bi moom la hypertrophie bénigne ci prostate booba dafay mel ne day màgg prostate bi day màgg taayam bi day changer forme bi di changer boobu sax nit mën na ko am te du am benn jafe-jafe maanaam du ko yëg. du yëg ne moom am na prostate du yëg ne am na prostate xanaa mu dem ba yegg ci dernière phase yi rek mu commencé indil jafe-jafe yooyu waaye mën na bañ a yëg sax yenn mettit yi. boobu sax ñaare mooy ëpp lu muy dal mag ñi. gone yi li ma seetlu leen dal mooy bi nga xam ne bactérie bi moo ko causé mooy doomu jàngoro boobu. mais moom lu koy faral di joxe. boobu nag tubaab yi ñu ci gëstu ba léegi amaguñ ci lu leer lu koy joxe ci gëstu bi ñu def. amaguñ ci lu leer nga xam ne moo koy causé en tout cas daal xam nañ ne tawat la joo xam ne ñaare dana doon doomu jàngoro bu dugg ci biir appareil bi. wala mu doon loo xamante ni dafay changer forme bi. am na ñu wax ne nag lu mel ni meew da koy gën a yokk soo koy jël. meew boo koy naan day gën a yokk volume bi kon loolu mën nañ cee jàngee ne aussi kon protéine bu bëri mën na ko développer ndax meew dafa bëri protéine. kon mën na développer loolu. kon feebar la boo xamante ni ku ko amee dalay sonal ndax ñaari am na ñoo xam day tëj seenu saw am na ñoo xam day tëj seenu saw duñu mën a saw. am na ñoo xam ne dañuy du mën a téye seenum saw ñaari façon la aussi. mais ndax nit ki mën na ko am te manifesté gul dara ci moom. te fekk moom xamagul sax ndax am na ko. waaw xam nga dafa am maladie yoo xamante ni maladie silencieuse la mën nañ nekk sa biir te doo ko yëg. waaye saa bu ñu defee li nga war a def rek nga yëg ne am nga ko maanaam moom signam daal li ëpp ci nit ki nu muy xamee ne am na ko. mooy bu commencé gis yooyu ma lay wax noonu. bu commencé di gis ne mi ngi tur ndox lu bëri lu jaadootul. dëgg la wala mi ngi saw di am problème mu saw. ba tey bokkul ak infection yoo xam ne day dal nit appareil góor tamit ba tey bokkuñu. dëgg la waaye moom signe yooyu la amee ndax feebar yi dañoo lëkkaloo. dañoo am yoo xam dañoo nuroo ay symptômes te bokkuñu. dëgg la waaye ñaare ku mu dal daal ci nii lañ koy xamee. su ko defee nag bokk na ci yi ngay moytu noonu mooy yàpp bu bëri graisse boobu meew ak xeet yu mel noonu. da nga koy moytu. ñaare tamit xeetu infection yooyu mën na di jóge ci rapport sexuel maanaam ngeen sëy ba noppi surtout góor ak jigéen gis sax su na jàngale ne ko bu ngeen àndee ba noppi. kenn nga ne naa dem raxasu ba set wàññi soba si. su ko defee ndax ñaari appareil yooyu doon jëflante bu nekk da nga am ay microbe yu jóge ci yow. kon yooyu tamit nañ ciy bàyyi xel bu baax waaye ku mu dal tamit danañ koy faj. dëgg la wax dañ koy faj. bu fekkee eggul ci phase bu doy waar masalan tey bu fekkee jëlagoo ay sonde man nag ku xas a jël ay sonde mënuma laa faj. dëgg la waaw dëgg la kon mbokk yi dégg ngeen ko muy Serigne Malick Gueye lim ñu indil ci li nga xam ne mooy wàllu prostate. ak jamono ji ni mu baree di dal ñi nga xam ni ñooy ay ndaw ñoo xam ne dañoo toll ci den digg kàttan te muy tawat joo xam ni mag la daan gën a faral di dal lu koy waral nag xamee su ko waaye ku mu dalit joxe na màndarga yi ba saa soo ko gisee ci sa bopp la ca gën jokkool ak moom ci numéro yooyu affiché ci barre écran bi su ko defee mu mën la cee dimbali ci kàttanu suñu borom nga mën a tàqalikoo tawat jooj yi 77 la 539 19 04 77 539 19 04 wala ngeen woo ko ci 77 507 38 63 sëñ Mbaye sëñ Malick infection. mooy maanaam lu infecté baat bi loolu lay tekki. maanaam loo xamante ni dafa am lu dugg ci biiram am lu mu ko jox ci doomu jàngoro. mu dem bay développé ci biir. di jur yeneen ak yeneen. yeneen jàngoro dina am nag dina dal góor comme dina dal jigéen li ci ëpp nag infection. mën na doon infection boo xam ne benn virus moo ko créé wala comme ni ma ko waxee benn bactérie moo ko créé. parce que ñaare moom yooyu rek ñooy faral di nekk infection yi. mën na nag jaaree fu ne ci yaramu doomu aadama aussi parce que dañuy wax ne même góom boo xam ne sax da nga ko am. te saafara woo ko ni nga ko war a saafaraa. mën naa jur xeeti infection ndax góom bi plaie la bu fekkee ne doo ko nettoyé microbe bi dañuy développé ci biir di fa jaar di dugg ci yaram bi di pénétrer fu ñu bëgg a dugg dañ fay dugg. mën nga ko jëlee tamit ci diggante sëy. jaxasoo ndax si Moussa gis nga infection
ñu bëree bëri tey si jigéen ñi sax moo leen tere am doom ndax fi mu ne nii am na ñoo xamante ni presque ci seen i cycle menstruel maanaam dañuy ànd ak ay perte blanche yoo xamante ni ak yenn douleur yoo xam ne infection yoo xam moo leen créer loolu. am na ñoo xam ne day dem sax ba irrité seen colon wala mu commencé leen indil jafe-jafe ci seen i butitu njurukaay. nga xam ne def ay mel ay picc wala lu mel ne ay genre góom ci biir. nga xam ne bu yàggee mooy dem ba mujj gi jigéen gi mën na egg ci foo xam ne sax mën na yàq butitu njurukaayam. am na ñoo xamante ne tamit li ma la wax ci góor ñi bari na ñu muy dal aussi. nga xamante ni dangaa dem jaxasoo ko warta jaxasool nga jëlee ci xeetu infection yooyu mën nga ci jëlee lu mel ne xeetu candidose yooyu wala ay syphilis wala yu mel noonu. yooyu nan lay mandargawee ci nit. waaw yooyu góor gi bu ko amee day commencé gis awraam di am ay góom muy tuur ndox di am jafe-jafe su ko defee daanaka mën na dem ba tëraloo ko sëy parce que day ànd ak méttit yoo xamante ni dootu ko mën a téye. wala mu ànd ak inflammation boo xam ne ci biir appareil muy tàng-tàng goo xam ne day ëpp. te loolu feebar la yoo xam ne doo ko mën a jéebaane ndax ñu bëri dañ koy am dañ koy rus a wax. feebaru sutura la. sutura la. moo tax ku mu dal tamit teel ko faji ji moo gën. bu dee jigéen kazaalika am na ñoo xam ne tamit dañuy amay xasan seen kanam yu doy waar dem ba duñ mën a sëy ak seen borom kër wala mu jugal leen xet goo xam ne dafay juge ci seen awra di dégager su ko defee lu mu ci mën di doon rek. garab yi ko mën a faj ñi ngi fi te faj mi du yàgg incha allah. sëñ Malick li ngay wax nii dafa bari ñoo xam ne jamono jii dañ cee découragé parce que wër nañ ba dajal. waaw te it wax dëgg yàlla ñi ngi wéyaale ak moom suñ ñëwee dinañ la dem naa fii. tey ki ñuy déglu. ba gëmatul koo xam ne danaan damay faj ci plante. donte am na ci xam-xam. ñooñu lan nga leen mën a rassurer lu wér loo xam ni ñoom buñ ko déggee danañ xam ni kii di wax wuute naa ak ña ma demoon. dëgg la xam nga Serigne Moussa damay wax ni li ma la doon wax rek nee naa la boo dee def ku la romb nga ne du waaja waa gi dana la romb di wëy. faj dafa yaatu. waaw chaque jour li damay dégg wax jooju fii ma nekk nii man de damaa découragé man de dem naa ba sonn ba gëmatuma kenn. mais ku nekk am nga droit ne dem nga ci nit ba sonn mais man nag ñëwagoo ci man te xam-xam maanaam bu ko kenn utal daytal ne fii la yem. dëgg la déedéet kenn ku nekk da nga am fu nga yem rek man mii li may xam-xam am na ko xam ne moo ma gën a xam foofu. dëgg la kon bul ne mënumaa wér. mënumaa wér moom yàlla rek moo ko war a wax jàmm bi mu gëm ko mais outils yi ma la wax ne moom la ñuy fajee ak support yi mi ngi fi. mooy xam-xam bi nga gëstu ji woon ak matériel yi ngay fajee. dëgg la kon nag ñun li ñu gën a féetewoo sax du wax ji mais jëf ji. waaw ñun daal li ñu gën a yitteel mooy sama benn xarit dafay wax nee na ma malade mooy indi malade da ngay faj nit mu wér dem indi la keneen ko tawat. dëgg la. incha allah daal ku ñëw jëflante ak ñun bu soobee yàlla di nga gis ay résultats yu leer. incha allahu rabbi mbokk yi dégg ngeen ko ku ñëw jëflante ak ñun di nga gis résultats yu leer sëñ Malick moo ko wax. sëñ Malick ndax am na ay ticket consultation wala tey jii ñi nga xam ni yàlla dogal na dem nañ ba lépp lu aju ci wàllu am-am. dem na ba metti na ci ñoom. ba te wax dëgg yàlla ñi ngi wéyaale tawat. ci wàllu faj mi. ñooñu naka la faj mi di doxee fii. waaw sëñ Moussa fii moom faj mi ni muy doxee lu ànd ak yërmande la mooy ñun dañoo am sëriñ bu mat sëriñ muy sëriñ Saalihu Mbàkke radiyallahu taala anhu dañ koo bëgg lool. dañ ko bëgg. donte man sax damaa féete Daaru Xuddoos waaye Serigne Sall dama ko bëgg. dama gisoon nag mu am yërmande lool nga xam ne ci yërmande lay dox. ñun tamit bi ñu ñëwee ñu xool faj mi gis ne metti na ci nit ñi. waaw li ñu leen laaj dañu koy bëgg mais amuñu ko. nit nag lu mu fajoo jar na ko. balaa meew moo kuy laaj lu cher. waaye man nag maa am suma xam-xam maa moom samay garab. su ma neexee ma woo nit ñi ba ñu ñëw ma may leen ko. comme nag aw ma dooley maye waaye am naa dooley wàññi moo tax fii amul ticket de consultation. 10 000 francs ngay dagg 10 000 francs mooy ticket bi ci ngay consulter woo ci appareil yi ñu yor. ci lañ lay fajee incha allah rabbi ba sa traitement jeex. incha allah kon mbokk yi dégg ngeen ko nee na ñaari junni ci lay def lépp lu mu aju loo xamante ni nii moom lañ ci lañ lay faj. ci lañ lay consulter ci lañ lay jox garab. ci lañ lay defal li nga xamante nii mooy sa traitement rendez-vous yi. ba keroog sama borom di la dimbali ngay am tawféex. loolu daanaka néewaana nga gis ko. kooku mooy Serigne Malick Gueye mbokk yi nekk Kër Mbaye Fall. arrêt jumaa ji. kalandoo yi fi ñuy taxaw jëm riidis. waaye numéro yi nag ngeen jël ko mi ngi noonu affiché dafa gën a wóor. sëñ Malick arthrose mooy lan.
arthrose feebar la boo xam ne ci feebar rhumatisme yi la bokk maa ngi la ko doon wax sànq moom sax dafa bëri lu ko nit ñi di jaawale ak yeneen tawat ndax arthrose dafa bokk ci feebar rhumatisme yi nga xamante ne ñaare dafa am ñu mu gën a ciblé di leen dal. dinaa la ci limal am na ñoo xamante ne seen métier moo leen jox arthrose. métier mi ñuy liggéey. ñooñu ñan la. carreleurs yi ci lañ bokk ndax tout le temps dañuy jonkoon. tôlier bi liggéey ci suuf oto ci la bokk ndax position yi muy nekk tout le temps. maçon bi ci la bokk. sportif bi nga xam ne dafay jouer football wala leneen ci la bokk ndax dafay bëri lu muy gaañu ci ay tànkam te blessure yu yàgg yooyu day indi arthrose. ñi am préménopause mooy jigéen ñi toll ci waaj a bàyyi njur ñu exposé wu leen ñoom tamit. pour am ko. ñoom sax ñoo ci ëpp. nee naa la jamono ji femme bu am 45 ans boo gis da lay wax sama oom yi day metti sama yax yi day tàng guddi. lu doy waar. waaw am na tamit li ma la wax ni ñuy wax chondrocalcinose feebar la boo xamante ni léegi métabolisme doomu aadama ni muy fonctionner. li mu soxla ci magnésium potassium calcium manganèse fer iron ak zinc bu ne dafa am lu mu fu mu war a yem. bu ëppee day indi feebar bu wàññi koo day indi feebar. am na ñoo xam dañoo am carence en vitamine da koy indi yenn vitamines yu manqué chondrocalcinose moom day tax léegi calcium bi day ëpp ci yaram bi calcium bi ci ëppee ci yaram bi nag mooy laal cartilage yi ñoo nekk der bu oyof bi enveloppé ñaari yax yi fi ñu dagee ci articulation bi. su boobaa da koy lekk muy jeex buy jeex nag yax yi di laalante day tàng di indi ay mettitu oom day dem am na ñoo xam ne da leen jàpp ba ci chaise roulante lañ mujjee. ndax dañ leen opéré bi baaxul ñu mujj toog mënatuñoo dem fenn. cër doomu aadama nag ni ko yàlla bindee lépp lu ci manqué ndax boo xoolee ci articulation yi fii am na ay tendon am na ay cartilage. am na ay waaw am na ay ligament yooyu yëpp ay yu nekk ci biir la yoo xamante ni benn bu ci am problème rek di nga yëg ne léegi am na problème te ñaari yax fu ñu dajee dafa sensible léegi ñaari da ngay gis koo xam ne sax day am problème boobu xam maa la wax ne calcium boobu da koy indi. waaw. léegi mu jàpp ne léegi moom dafa fatigué rek moo tax loolu di metti léegi mu dem jëli ji lu mel ne ay CAC 1000 wala yu mel noonu di ko jëfandikoo di yokk calcium léegi affaire bi day gën a bëri métti bi day gën a yokk inflammation yi day gën a yokk. kon nit warul am coono wala fatigué rek dem tëb jël garab fatiguement ak bu mu ci mën di doon ba ci garabu wolof yi sax suñu plante yi. nekkul da ngay yëg dara dem jëli ko da ngay dem ci ku xam garab. mu xoolal la xam ne lii mooy sa problème mu doog laa jox garab. kon mbokk yi dégg ngeen ko moytu leen yëg sa bopp fatiguement wala yëg ci sa bopp coono wala tooy tëb dem pharmacie jënd garab wala nga dem xooj benn reen pour faj ci tooy wala nangam moytu leen ko dégg ngeen sëñ Malick li mu ci wax bariwaana nga doon saafarawu far jural sa bopp jàngoro. sëñ Malick ma bàyyi nga wéy ci fi nga tolloon. waaw comme ni nga ko waxee ci arthrose. comme maanaam ba tey li ay polyarthrite wala arthrite yooyu itam bokk na ci koy sabab yooyu itam ci xeetu maladie rhumatisme yi la bokk ndax rhumatisme dafa yaatu. dafa dem sax ba indi ay feebar yu compliqué am na ci benn feebar bu ñuy wax spondylarthrite ankylosante. day dem ba jàpp yax gi ci digg ginnaaw da koy fënaxal bu yàggee day fënaxal yax yi nga xam ne day nit ki nee na dootul mën a sëgg dootul mën a siggi. mais loolu est-ce que mënees na koo faj. waaw ci buñ ko teelee xam nga feebar moom bu gañeegul terrain rek dana neex a faj mais boo ko bàyyee mu dem ba gañe terrain li ci ëpp day naqaree faj. kon arthrose tawat ji li ci ëpp ci yax lay. moom foo mooy cible am foofu la jëm moom tawati yax la te nee naa la nit am na ko. fu ne mu dugg fa. loolu mu def ko. tu wér moom la wolof di wax napp mooy jàpp yi tenq yi conc yi fi yax yi daje rek. moom foofu lay jàpp. nga xam ne mag ñi xamoon nañ ko sax daan ci def ay laax waaye jamono weesu na ci def ay laax ñun ñu lay jox ay garab la yu simple nga jëfandikoo ko am tawfeex incha allah. incha allahu rabbi mbokk yi dégg ngeen ko waaye sëñ Malick dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek ak mbokk yi ñuy topp di ñu seetaan ci MMD Media TV fàttali leen ñi ngi ànd ak Serigne Malick Gueye nekk fii ci kër Mbaye Fall boo ñëwee ba jéggiraay bi rek ari jumaa ji jëlal kalandoo yi nga xam ne ñoo jëm Ridis fa ñuy yem ak biroom ñoo jàkkaarloo sëñ Malick dañuy jàll ci li nga xam ni ñëw nañ fekk jumtukaay yoo xam ni bari na ñu koy jëfandikoo waaye néew na ñu koy jëfandikoo ci ñuy faj plante. muy wàllu massage ak wàllu feebaru AVC. nan lay mel ci nit ki xam ne moom signam bi AVC la. ak it bu ko amee ndax mënees na koo fajam déet wala jumtukaay yi koy faj am na yu ñu fi fekk. wala yow ban nga ciy faj. waaw AVC moom la ñuy accident vasculaire cérébral
moom dafay nekk problème neurologie wala cardiovasculaire. soit xol bi lay laal wala mu laal yuur gi. ci hypertension nag la gën a gaawee nit ki mu dal ko. wala diabète. ndax su fekkee tension bi yaa ngi am hypertendue di dem ay 18 ay 20 pour nga def accident vasculaire cérébral day yomb ndax dafay am léegi benn artère boo xam dafa bouché. deret ji dawatul. pour léegi mu def accident ci biir yaram bi. day yomb su ko defee nag léeg-léeg nit ki bu amee tension yu sévère yooyu dafay moytu day def suivi médical comme ni ma la wax. di saytu yaramam fu mu toll. dëgg la lu ko may bis bu koy daaneel da koy bett ñaare nag bu lay bëgg a daaneel mën nga taxaw sax ci ab seetu doo xam ne ndax yaa taxaw wala déet wala nga sentir ne da ngay léegi fàtte bu gaaw lu ñu la wax rek daanaka bi ñu la ko waxee ak fi nga koy fàtte benn la. ñi fàtte yu bari. waaw man signe la waxuñu nag kuy fàtte rek dal moo dal mais bu fekkee am nga tension bu sévère. nga sentir ne léegi li ngay fàtte li ngay jàpp néew na yuur gi fonctionné tul ni mu war a fonctionné te na nga def attention te xam ne mi ngi lay yott wala ngay gis sax foo xam ne léeg nga damp crampe boo xam ne boo dompatoon sa yaram doo ko yëg da ngay sentir ne léegi deret ji comme circulé tul normal problème mi ngi commencé am. wala nga jékki-jékki xëy sa làmmiñ bi damm nga xam ne mënatoo wax normal yaa ngi sentir ne sa wax mi ngi traîné dawal gaaw nga dem xool ñi nga xam ne ñooy faj ñu faj la. moom nag feebar la boo xam ne dafa bëri léegi. damay dégg sax ñu ci wax yu bëri naan dafay rax ay seetaan nangam d'accord mën na nekk dàquma loolu. mais feebar la boo xamante ni. dafa am tur ci tubaab. kon leneen lu ci laxasu mën naa laxasu ci beneen feebar bu bokkut ak moom aussi. mais li ëpp solo daal mooy xamal ne yii ku amee diabète na nga moytu ku amee hypertension na nga moytu ñi nga xam ne dañu amee xeetu insuffisance veineuse feebar la boo xamante ni léegi bi nga xamante ne léegi artères yi xol bi jox nañ ko sànni ñu war a def retour pour delluwaat ci xol bi dañuy am problème pour veines yooyu mën a dem mën a circuler sanguine bi. circulation sanguine bi. léegi ñoom dañu exposé waaye ñun am nañ ci ay garab ndax booy faj AVC li ci gën a gaaw mooy fexeel ba tonifier ki ngay faj. ndax boobu ñàkk na kàttan léegi deret ji circulé tul ci yaram bi. léegi boo ko bëggee faj da nga koy jàpp garab yi nga xam ne da koy mayaat doole dëgëraat sidit yi pour mu mën a développer def li mu war a def. boole ko ay séance de massage am nañ fa ay lits de massage yoo xamante ni. pour loolu la. boo ñëwee da ngay tëdd amul sumeeku amul dara léegi mu defal le massage bi normal su ko defee mu lay dimbaliwaat ba yaram bi di ñëwaat ndànk-ndànk. su ko defee incha allah mën ngaa demaat ba jotaat sa kattan. mooy ñiy tëlee dox ñi nga xam ne tànk yi la. dem nañ ba seen tànk yi yëpp mënatuñoo dox man su ma juumul def naa ci ñetti résultats yu leer naññ te man li ma la wax ci biir dëkk bii ma dëkk fii. def naa fi 22 ans. mu fay yàgg. def naa fi ay résultats yoo xamante ni ñëpp mën nañ ma témoigner mais jaru ko. man nee naa la fi gars yi jaar bëgg ma fa jaar ay vidéo témoignage yooyu amul njëriñ. yàlla rek moo mat seede ci nit ki. dëgg la en tout cas def nañ ci ay résultats lu man ñetti nit ñoo xamante ne daanu nañ AVC ñu jox leen ay garab ñu dem ba revenir seen santé. dëgg la moo tax daal sañ nañ wax ne ku ñëw incha allah ñu dimbali la ci. ci kàttanu suñu borom sëñ Malick asthme ndax da nga koy faj. asthme dañu koy traité su fekkee xale bu ndaw la boo xam ne dafa tàmbale ci 7 ans ba fu muy duggee ay 18 ans. am na 1000 chances pour asthme mu wér. définitivement 1000 chances waaw. mais bu passé 18 ans jëm kaw kooku mën nañ stabiliser asthme bi ba du la sonal yenn sonal yi ndax problème mu respiratoire la. fii ngelaw li war a jaaree nooy mooy fatt ak ay xeetu mucus yoo xamante ni dañuy développé ci biir mi ngi mel comme ñandaxit ni muy fonctionné ci bakkan dem ba sakk ko. ñoom ay xeeti larxit la yoo xam ne dañuy nekk ci biir di développé ba fatt foofu su ko fi nit ki buy nooyi léegi day xëcc nooyi gi wala mu koy fatt léegi nag li ëpp solo ci ki ngay faj na fexe ba yii nga xam ne moom lay asma bi di bañ mu koy bàyyi. cuuraay parfum yenn odeur yi nga xamante ni daf ko allergie. nekk ci ay biiri xar wala biiri mbaam wala xeet yu mel noonu. da koy moytu ba noppi ba pare muy tëdd fu aéré ndax asma bëggul fatt. bëggul fu xat donte benn nit sax war a tëdd foo xam ne amul aération mais léegi suñu kër yi ni mu mel. moom moo ñu imposé loolu. dafa xat dëgg la léegi su ko defee tamit ki nga xam amee na ko nay favoriser ngelawu fajar. nay teel a jug bu julee suba ba noppi mu bëgg a tëddaat muy favoriser di dox ci ngelawu fajar googu mu koy dugg dana am lu bëree bëri lu muy dindi ci yaramam. dëgg la am nañ ci garab nag yu baax ci asma. loolu def nañ ci tam ay preuve mais nag bu fekkee dafa chronique mënuma ko faj man. dëgg la waaw bu fekkee dafa chronique. waaw mënuma ko faj. mënoo ko faj déedéet bu àggee nit ki dem bay crise wala muy jël pompe. bu dee dafay crise wala muy jël pompe na dem ci hôpital parce que man bépp malade boo xam ne da nga egg ci état bu crise wala nga inconscient. amatuma ci yow benn solution aw ma ay lii yu may lay teg aw ma ay masque yu ma lay jox oxygène
da ngay dem ci hôpital yi ñu defal la loolu. ñun daal koo xamante ne yàlla mën naa doon nga ñogor ba egg si fii boo ñëwee incha allah ñu faj la. dëgg la waaye tey jii gis nañu asma feebaru sëqat la. feebaru noyyi la. te am na yeneen tawat yu xaw a méngoog moom ci loolu. ki mu dal. ndax bu teelee ñëw mën nga koo xam parce que am na ñu muy dal ci surtout ci jamono ji ak tawat ji xew. ku sëqat wala nga ñandu sax des fois ñu am fu ñu xalaatee. waaw ndax ku teel a ñëw mën nga koo ràññale ni ko yow asma moo la dal wala bu dul asma leneen la nga ni ko nag yow du asma lële la. waaw mën na nekk xam nga asma nee naa dafa am ay signam comme temps bi moo ñu mel ñu war a mën a développement bu gudd boobu. xam nga bronchite. waaw les bronches waaw ci dañuy wax ne sax ci début asma yi la ko gars yi di boole des fois parce que bu yàggee rek mën na la jox asma mais sëqat ak asma jotewuñu dara. xam nga sëqat moom virus mën na ko jox xam nga bu nee nañ bu virus tàbbee ci biir yaram bi léegi sëqat su muy sëqat su wow xam nga lu ko waral di globules blancs yi nga xam ne ay défenseurs lañ ci yaram bi ñoom ñooy jug fas yéene attaqué virus bi dugg ci yaram bi pour xeex ak moom bu nu xeex ak moom ba lompañ nga xam ne mënuluñ ko dara yaram bi day réagir mooy waral ngay sëqat bu woobu mooy touche sexe parce que boobu virus bi globules blancs yi xeex nañoo moom mënuñu ko dara mu commencé di def effet. léegi boo gisee ne sëqat si wow na lu yàgg jékki-jékki di tooy na leen léegi virus bi développé na li mu bëggoon def na ko léegi il faut nga may ko rek kon ba mu delluwaat ci sëqat si di wàññeekuwaat ba woowaat nga xam ne léegi mu ngi dem. dëgg la bokkut ak nag ki am sëqatu asma yow mën a xàmmee asma sëqat day ngoqi boo xoolee day ngoqi li Wolof di wax ngoqi day mel ne ko am i saan sax boo xool nu muy sëqatee. en général da ngay dégg poitrine bi dënn bi ni muy riiree du bokkut ak ki nga xam ne amul asma. dëgg la. kon moom feebar boo xam ne boo ñëwee daal incha allah danañ la ci teg ci yoon ba nga xam ne nii li ñuy wax xam nañ ko ñun. incha allah kon mbokk yi mi ngi noonu dégg ngeen Serigne Malick Gueye li nga xam ne leeral na ko ci mbooleem AVC arthrose infection ba ci fii ñu toll di asthme lépp lu mu ci wax it jumtukaay ya koy faj mi ngi fi tey tolluwaay ba feebar bi di toll ba mu mën ci dara dégg ngeen ni mu ko waxee am na fu muy toll bépp maladie bu àgg ci chronique. moom jaral demal hôpital moom munu ci dara jarul ngay ñëw loolu leer na waaye dégg ngeen li mu wax it nee na 10 000 francs ci lay consulter ci lay fajee ci la lay defalee traitement tey amul leneen lu mu la ciy tegaat loo xamante ni nii lu mu lay laajaat la. loolu tawféex la goo xam ni da koo defaat ci biir liggéey bi sëñ Malick diabète. feebar la woon boo xam ni dañ daan wax naan ñee lay dal ak ñee mais léegi gis nañ diabète. diabète ñëpp a koy am xale bi am 5 ans sax da koy am. ah déet waay. ah bien sûr. maladie bu ñu héréditaire la kon bébé sax mën na ko am dañ koy doon feebaru deret la amul kenn koo xam ne da nga ne waruma mën a am jabet déedéet mën nga ko bañ a judduwaale mu dab la aussi. ok dem ba am 50 ans 60 ans nga gis ne li nga doon jël ci suukar bëri na mu développé ñaari sorte te jabet ñoo am type 1 ak type 2. nu ñu koy xamee. waaw type 1 bi mooy ñi nga xam dañuy dem ba dañuy piqûre jël insuline parce que ñoom boobu seen pancréas yi moo yàqu. pancréas mooy gàddam cër la ci doomu aadama bi comme yàqu na léegi mënatul produire insuline bi léegi faw ngay jël ay piqûre di jël piqûre pour insuline boobu di mën a wàcc suukar si. type 2 aussi problème organe la organes yi nga xam ne ñooy dimbali cër bi war a segg suukar si ñoom ñoo dem ba fonctionner ñu normal waaye moom bokkut ak bee nga xam ne organe bi dafa yàqu carrément.